dibeer ñaar fukki fan ak juróom si weeru safaratum junne ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñett sa gàdday ga mbokk yi dana jàmm si xibaar yi njolloor gi li ci gën a fës dellusiwaat si jiyee ji amoon démb sa Bel-Air di mabuk ab bâtiment R+2 mabuk goo xam ne nag jur na ay loru juróom-benn baram ñi si ñàkk seen bakkan ak juróom-benn ñoo xam ne rawat nañ leen si li nga xam ne ñoo di bërëbu fajukat ya ñi nga xamante ni bii ñooy xeltukat daal si addu Abdou Sané moom mi nga xam ne xam-xam màcc na si wàllum kawteef ak jee dellusiwaat na si li nga xamante ni bii li mu gis ne moo waral mbir muy mel di ay bâtiment yu mag yoo xam ne màggat yoo xamante ni bii jamono ji taxawaay bi ñu amee dafa daal di doy war ba taxaw gu mucc ayib war si am ay kàddoom si njëlbeenu xibaar yi ginnaaw boobee dinañ jël siwaat si li nga xam ne moo di yéeji ni ki démb màbbal tabaxub école bi nga xam ne moo nekk école Soumbédioune bi nga xam ne jamono ji ñu ngi koy wooyu Amadou Ali Mbaye ñi nga xam ne ñoo fa doon jàngee ay jamono ànduñu ci benn yoon ndaxte ñoom dañoo jàpp ne lii dafa bokk si taarix ak loo xam ne ndoona la lu ñu war a sàmm dinañ seen gar seen bakkan ba mbir yooyu du am seen i kaddu dinañ ko teewlu ginnaaw bi nga xamante ne bii amal nañu ñoom it ay yëngutee foofee xibaar tàggat yaram tamit dañ daal di del si li si gën a fës di jongante bi nga xam ne topp ngeen ko ni ki démb di finalu coupe bu Sénégal Casa Sport ñoom ñoo jël raay bi si kanam ñi nga xam ne ñoo di waa jàmbaar benn bal si dara lañ leen daan ñoom doomi Sali waa Casamance ñoom ñoo jël ndam dinañ ci def Cheikh Diop ak Sekou Seydi ñi teewoon si moom leen daje mbokk yi lii mooy li nga xam ne moo gën a fës si bi la jotaay nees gis ñu def si faram fàcce. dellusiwaat si ji nga xam ne am na ni ki démb Hann Bel-Air di ab bâtiment boo xam ne R+2 bu mabbu juróom-benn doomi aadama ñàkk seen bakkan juróom-benn ñoo xam ne loru nañu si di bâtiment boo xam ne yegg na ci fënax daanaka si jàngatub ki nga xam ne xam-xam màcc na si wàllum dëkk waaye ak jiyee yi nga xam ne moo mën a am di lu ko mën a gaar di Abdou Sané li mu gis moo nag bâtiment yu màggat yi si réew mi war nañ see taxaw bala moo jur yeneen i jiyee li mu jàpp moo di dañoo woyofal bu baax li nga xam ne moo di bakkan doomi aadama te loolee mu ngi ci soñu bu baax ñi nga xam ne ñoo di nguur gi ñu teewle ay kàddoom si jokkoom ak rajo Mame Abdou Guèye Kassé. am na loo xam ne moo xew démb juróom benn nit ñoo faatu parce que lan la fu ñu dëkkoon bâtiment bi moo daanu seen kaw bi bâtiment bi daanoo seen kaw sapeur yi sonn nañu trop bala ñuy mën a génne néew yi loolu lan la wone dafa wone ni dafa am ay loi yu bëri yoo xam ne moom la ñu tëral pour loolu yëpp bañ a am na lu ñuy wax code de construction am na lu ñuy wax code d'urbanisme boole ci am na rapport boo xam ne moom la protection civile di def bu nekk fu mu gis ni am na ay bâtiments yoo xam ne wóorul dafay bind mais dafa mel ni fii dañu ñàkkal fayda loolu yépp moo indi tey ay loraange yu mel ni toujours di am. bu fekkente ne jël nañu rapport étude boo xam ne moom la ordre architecte def am na fu mu wane ni 10% ci ay bâtiments ñoom ñoo respecté les normes de construction parce que tabax nekkul ku mu neex rek jóg rek nekk tabaxkat tabax dafa am ay normes. dafa ñu ko war a def boobu le rapport bi wala ni 10% ci bâtiment ñoom ñoo respecté normes yooyu mooy 90% yëpp respecté wu ñu ko jàkk respect boobu mooy nekk facteur favorisant par rapport accident yi ñuy dund te kenn du ci jóg. alors bu fekkente ne ñun suñu constat dafa ne la vie humaine est sacrée bu pare si suñu doxalin ñu wone carrément ni ñun faalewuñu loolu war na mën a dawloo yaram ñu taxaw tey pour xam lan la ñu war a def lu ñu war a def mooy lan. nañu xam ni doomu aadama dafa nekk lu fort dañ ko war a respecter cër bu ñu ko war a jox ñu jox ko cër boobu protéger population yi respecter rapport protection civile yi respecter code de construction respecter code de l'urbanisme. sànni si téléphone Mame Abdou Guèye Kassé del siwaat si kawteef ga ñi ki démb ak li nga xam ne ñoo si loru njaboot yi sëngeem njàqare dëgg la ñu gis seen i kanam démb seen i baat yi te daat yi fës jël siwaat si juróom benn doomu aadama yi nga xam ne ñàkk nañu seen bakkan ak ña fa loru ak taxawaay ñi nga xam ne ñoo di sapeur pompier yi ak Abdourahmane Di ak Seydina Mbaye. xool ñu xam ndax ñu ngi si jàmm ñeneen ñi dajaloo ngir moytu di xalaat musiba dal ñu xam ñoom ñëpp jaaxle la ñu def seen i gën ñu sànni ko ca fa bâtiment daanoo muy immeuble R+2 wu daanu ay booru 3 heures du matin si koñ bi di Bel-Air ñu yëgal leen mbir mi ay booru 4 heures du matin noonu le groupement d'incendie et de secours numéro 1 Garonto ñëw ngir taxawu ni ci fii. donc dañuy constater ne que am na benn bâtiment à usage d'habitation bu am ñaari étage moom moo daanu complètement donc malheureusement ay nit a ngi woon ci biir
donc bilan bi fu mu ne nii provisoire la yóbboogum nañu 6 personnes évacuées nañ leen vers suñu ambulance yi am na ay ambulance médicalisée ak ambulance classique ñuy évacuer leen sur structure sanitaire yu Dakar wi. ay dëkk lu ñëw taxawu ñi nga xamante ni ñoo loru ci mbir mi fësal nañu ñoom it seen jaxare. Cheikh Awa Balla ngi xam ne ni ci njabootu kenn ki nga xamante ni bokk na suñu ñuy waaj a la bokk jamono ji waxtis ko loolu. am na ci ñoo xam ne fi mu ne nii seen doom gaañ na xamuñu ko. am na sama benn sët ci màggal gi ñoo toogoon maag moom mu ngi tëb di lu ne mu di ko def biñ ma nee dafa gaañu waxuma la ñoom sa papa jee ko génne génne jabaram parce que nee na moom bi affaire bi amee daf ko téye loxoom mu ëpp ko doole mu téye ko tànkam puus mur bi ci la génne jabar ji mais doom ji moom dafa mujj gaañu. ak beneen jarbaat aussi Fallou moom dafa gaañu mais génn ko sax nga ci décombrer ragal naa dina dem ba 7 personnes samay sët samay jarbaat sama doom. ki nga xamante ne moo jiite yile opération moom bëggul jël benn risque. lieutenant colonel Pape Ange Michel Diatta bilangu nagandiku la joxe te fasu si yéen waxaat leneen tant que liggéey gi noppiwul. victime mooy fu mu ne nii mooy ñu génne ci décombres yi pour l'instant 6 la ñu woon am na ñenn ñi c'est en cours mais pour l'instant mënaguñ leen jox un bilan exact provisoire lañ mën a jox am na ñu nekk ci biir am na ñoo xam ne ñoo ngi wax ak ñoom mais il faut que ñu soulever daal yi pour mën leen génnee mooy dale en béton. léegi suñu paree vers la fin mën ngeen ñëwaat ñu jox leen vraiment le bilan définitif. muy bilan bu mën a yokku jamono ji juróom benn victime yu mu wax yóbbu nañu leen ñoom ñëpp ci ay bërëbu fajukaay si beneen wàll wi lieutenant Diatta lu muy ñaawlu bokk na si jafe-jafe yi nga xamante ni moom ak mu àndal daj nañu ko ngir dugg ci bërëb bile loolee waral ay matukaay yu am solo ñu jël ko ngir taxaw si ñi nga xamante ni ñoo loru ci bâtiment bi daanu. Abdourahmane lii ci kawteef ko gi nga xam ne jot na ko bâtiment bu màbb bëgguñu ñu màbbal bërëb bi ñu doon jàngee di école Soumbédioune bi nga xam ne ñu ngi koy woowee jamono ji Amadou Ali Mbaye ñoom ñi nga xam ne ñoo fi doon jàngee ay jamono ñu bëgg moo di ñu sàmm li nga xam ne nekk na si ñoom taarix ak loo xamante ne bi dañ ko war a mën di fàttaliku ni ki ëllëg ak loo xamante ne bi war nañ cee mën a jëriñoowaat loolu waral nag ñu koy woon sax ñoom ay setal ngir waajal ubbi teg l'école gi foofu te l'école Soumbédioune ñu ànd ak moom Seynabou Babou mi nga xamoon ne demoon na fekk leen àndal nag Augustin Bandang. mooy dugg si ab camion mbalit ci biir école ab équipe bu UCG di setal ñu nekk di defar ak di dind lii di ñax yi râteau ak pelle ci loxo yi bés bi nga xamante ne ñoo ngi defaraat école bi di ko setal nekk na bés boo xamante ne ñoom ñi ne ñoo ngi ciy wax li leen nakari. waaw juste pour vous dire que école bi dafa nekk menace de démolition parce que comme ni ko sama camarade de classe bi waxee tout à l'heure il y avait des gens qui xam nañ fii dans les années 2016 pour jël des mesures de topographie et ainsi de suite. Après gars yi ils sont revenus en force d'ailleurs te ñun ñëpp suñu wax mooy bëgguñu école bi jóge fi les a interpellés mais ñu bon dafa benn centre d'épuration bu ñu fa war a def projet la woon quoi au départ maintenant c'est plus un projet c'est devenu vraiment une réalité d'après ce qu'ils disent. école bii nga xamante ne def na lu ëpp 60 ans fas yéene nañ ko jëlee ngir def fi benn centre d'épuration bu eaux usées mu nekk ab ndogal boo xamante ne ñoom ñi fi doon jàngee fas yéene wuñ ko nangu benn yoon. donc après ñoom si lañ leen convoqué nag ñu ñëw waxtaan ak ñun bu ñu waxtaanee ak ñun tamit on a été vraiment constant si li ñu waxoon au départ mooy école bi kat suñu école la école bi c'est pour vraiment les populations de la Médina donc jëlee ko fi naan nañ fi centre d'épuration des eaux usées loolu xel nangu ko xale ñoo yor futur dëkk donc du ñu nangu ñun leen kat dañu fi jëlee école ñaan ñu fi def centre d'épuration eaux usées loolu xel nangu d'ailleurs en centre d'épuration des eaux usées la ñuy wax anti jéemee mais il y a d'autres projets hôteliers yoo xam ne ñu koy wax ci suuf. anciens yi nag ñoo ngi xam ne ni fas yéene wuñ dellu benn yoon ginnaaw ngir bañ a ñàkk seen école bii lee. dañ ciy dem xeex bi dañ ciy dem ba fi ñu yoon li ñu yoon may actuellement nii ci bataille communication bi ci lañ nekk nii mooy temps bu ñu ñëw nekk mu la njëkk mais am na d'autres yoo xamante ni combat yoo xam ne ñu ngi koy nekk di ko mel parce que ñun nag li ñu am mooy fi lañ jàngee delloo suñu la ñu ñu joxoon dans les années 82 83 lañ fi jógee donc dañuy wax di law école bi lu ñu joxoon. kuréel bi ëmb ñi nga xamante ne ñoo doon jàngee ci école bii di Soumbédioune ndaxu ñu wéet ci xeex bi ñi fi yeewoo ak artisan yi tamit ñoom duñu ko nangu benn yoon.
Mame Seynou Babou ñu wutali diwaan Mbour wax lu jëm si wàllum tourisme ak ñi nga xam ne ñoo si yëngu ñoom nag bëgg nañu dugal seen loxo si wàllum politique su ko defee ñu nekk ay ndawi réew di député wala booy ay conseillers si mboolem gox yi ndax ñu mën a am ay kàddu yu ñuy mën a yëkkati ngir seen doxalinu liggéey bi nga xam ne moom la ñu nekk loolee la gis bu liggéey mi nga xam ne jiite na benn kuréel bu ëmb ñi nga xam ne ñuy yëngu si wàllu wu ni mel di wàllum tourisme loolee mu ne mënta ñàkk ngir seen liggéey mën a gën a suqaliku ñu teew lay kàddoom si micro mënta gàggal. ñu ngi félicité di remercier le ministre du tourisme di remercier le président de la République kooku moom amuñu fayam kooku li ñu ko war a fayee ñu ko denc incha allah dinañ ko fay ba mat sëpp ndax acteurs yi kat bu njëkk daaw yëngu sax ci politique mais nee naa leen ren il faut que acteurs yëpp jóg yëngatu nekk ay conseils municipaux nekk ay députés nekk ay conseils économique et social parce que nag monde la boo xamante ne kenn mësu leen woon a xaar ci dara. mais bi yoon ñoom ci seen bopp bi ñu gisee ne état bi taxawal na taxawaay bii am nañ léegi beneen gis-gis ci àdduna am nañ beneen gis-gis ci développement ci sa terroir te fii lañ koy commencé ci Saly incha allah bëgg nañu lépp lu nga xamante ne commune boo xamante ne tey 3 milliards et la fa ëpp ci budget boobu secteur du tourisme moo ko fay dugal te loolu amul ay conseil acteurs touristiques c'est pas normal c'est la raison pour laquelle mu woo naa acteurs yëpp pour ñu fédérer autour de l'essentiel parce que war nañ am ay postes de député war nañ am ay postes de sénateur war nañ am lépp conseil municipal yi la ñuy tàmbalee te commencé nañ ko. ñu wax lu jëm si wàllum tàggat yaram ak coupe bu Sénégal Casa Sport ñoom daal nañuy déggaat yu ñetteelu yoon ginnaaw bi ñu amee ndam si kanamu waa Jàmbaar benn bal ci dara lañ leen daan bit ba di Alioune Diatta moo ko dugal si fukkeelu simili ba ñoom waa Foundiougne yi daal nañuy amaat kon ndam loolee ñi nga xam ne ñoo di waa Jàmbaar moom faaw ñu xaaraat ngir ñu am seen raaya bu njëkk ñu dellusiwaat si ndaje nga xam ne mu ngi amoon si stade Lat Dior bu Thiès ak Cheikh Diop Sidi Niang. daanaka jongante bi ni mu tàmbalee kenn mayul sa morom dara diggante Jàmbaar ak Casa Sport ñaari équipe ñu ngi jàmmarloo kenn sax xoolul sa morom nu ñuy taxawee ci biir terrain bi Jàmbaar moo njëkk a tàmbali attaqué yor bal bi taxaw ci camp Casa Sport yi terale na sax génn ci camp yooyu waaye Casa Sport ñoom dañoo taxaw seen i camp di défendre di rek def li nga xamante ne moo di ay contre attaque loolu sax moo leen di mooy occasion yu gën a leer ci pàcc bu njëkk bi ñoom ñoo ko am ci gaawaayam Lamine Diar ji moom sax ci loolu la prox ndollu ngir nangu benn bal ci défenseur bu Jàmbaar bi nga xam ne nangu ko woon dégagé ci biir surface bi ngir rek jox ko Aliou Badji ñu jàkkaarloo camp yi dugal kii El Hadji Moukhtar Sakho mun ci woon dara ñu ngi joŋante lu toll ci fukkeelu simili bi Casa Sport moo jiitu Jàmbaar topp ci ginnaaw ak supporter yi nga xam ne ñëwaat nañ ci stade bi Allez Casa ñu ngi koy xumbal ñu mën leen Jàmbaar mu ngi jéem a ñëwaat Bakary Mané ak ñi mu àndal waaye dañuy yaakaar ne li ñu bëgg sax dañ ko mën a def teewul it ànd benn défense bu baax ci diggante Ousmane Diouf ak Ablaye Diédhiou moo leen may dara lépp lu ñu sànni ci kaw rek ñoo koy gagné noonu la waa Jàmbaar di wéyal di amal seen i jongante bëgg rek ñëwaat ci score bi waaye ci cadre bi njëkk ci jongante bi ñu ngi koy am ba ñu jongante lu toll ci ñaar fukki simili ak ñett ci nga xamante ne moo di Mouhamadou Diaw mu jàkkaarloo camp yi waaye terewul Alioune Badara Fati moo gagné bi ci corner jongante bi noonu lay yem ba ñu jeexal pàcc bu njëkk bi. ba ñu ñëwaatee daanaka bu ñu mel la ñu nemmeeku Jàmbaar mooy attaqué Casa Sport di daanaka défendre te di amal ay contre attaque amoon ay coppite ci ñaari pàcc yëpp waaye bi ñu génnee Aimé Tendeng daanaka daa indi ay jafe-jafe ci Casa Sport noonu sax dañu espace bu bëri ci biir terrain bi waaye Mouhamadou Diaw Bakary Mané ak Serigne Cheikh Faye daanaka dañ doon yàkkamte dañuy sax mën a dugal benn bit ñoom la ñu gën a gis rawatina Pape Demba Diop bi nga xam ne moo seen milieu terrain bi gën a xarañ lu mën def na ko joxoon na ay bal waaye terewul ñoom dañ doon yàkkamte saa su ne rek ba tax dugal lu ñu benn bit jongante boobee Mouhamadou Diaw sax amoon na ko ba ki nga xamante ne moo di góol bi daa génnee camp yi waaye mu jéewu koo dugal ba ñu dugalee ci Mbaw Boubacar ak Souri Diallo taxawul sax daanaka ñu am benn bit bu ñu mën a dugal ci camp Casa Sport yooyu nga xam ne joueur yi tëdd nañ ko daanaka ba ñu jonganteelu toll ci juróom-ñeent fukki simili ak juróom donte nag gënoon nañ kii di Maxtar yàgg naa ba mu gaañee Mouhamadou Diaw jongante bi daanaka amul coppite Casa Sport moo am ndam benn bal ci dara ci digganteem ak Jàmbaar loolu doon ñetteel bi coupe du Sénégal bi nga xam ne gagné na ko ci taarixam gannaaw atum 1979 ak atum 2011. Cheikh Diop ndég mu yaatu la am moom njiital Casa Sport Seydou Sané ginnaaw ndam loole nga xamante ne bi équipe am na ko mu ne yi nag dafa nekk lu am solo si moom waaye tamit si dëkk bi nga xam ne moo di Casamance ngir delloo si waat li nga xam ne moo di jàmm jaay kat mi teewlu ko si micro Seykou Seydi ak Sidi Niang. tey ndam jeunesse Sénégal la nee naa la du Casamance seulement du Jàmbaar rek ne ñun ñëpp ñoo ko bokk. am na ay booy dëkk Casamance ñu ngi joué Jàmbaar am nañu nag Jàmbaar si ñun la ñuy joué le dernier gardien de Jàmbaar si ñun la joué. ñu dem Guinée
donc loolu yëpp bu amee dafa mën ni maintenant jàmbaar ñun ñëpp ñoo bokk lépp ñoo bokk maintenant SAER ñoo bokk lépp tey yàlla dogal na ñu gagné coupe bi. nee naa ñàkk nañu ko ñetti yoon successivement 2013 2015 2016 mais taxul ñu xaddi taxul suñu supporters yi tamit wàññeeku chaque jour ñu gën a bëri ñu gagné ñu mu taw mu bañ a taw ñu ngi fi di wëy di accompagner équipe bi aujourd'hui ces supporters là méritent man loolu mooy dawlo sama yaram. dañu jël coupe bi ñëw teg ko tukki ak moom dem fu ne man ni ñun coupe bi coupe jàmm la guddi lañ koy doxee dañuy dem guddi woon nit ñi même guddi mun nga dox de Carabane à Ziguinchor te dara du am parce que ñëpp xam nañ ni jàmm rek moo gën. Aboubacry Amadou Niane lay wuyoo dundam gépp njàng mi la ko jagleel ak njàngale mi ginnaaw ba mu génnee classe yi kere ba dammul si loxoom mu ngay wéy di joyanti ak jubbanti ñi nga xam ñoo di ay ndaw si wàllum njàng meeg njàngale mi am na taalam ñu des si ak Abdourahmane Li. warul nekk jug rek ñu jox la tiitaru jàngalekat di xalaatuk Aboubacry Mamadou Niane tey jii mu à la traité ñu ngi taseeg moom si buntu këram mu waajal dem si ab mariage mu nekkoon ab jàngalekat moo ngi fàttaliku ab stress bu mu xamle ni daan ko dund saa yu nekkee ci biir classe am nga xamante ni daanaka lu mu néew juróom benn fukki ndongo nañ ci nekk. c'est 60 gosses. boo toogee di xalaat ndax li la war yëpp def nga ko si juróom-ñaar fukki gone yoo nga xamante ni moom ngay jàngal dalay stressé man saa yu ma daan na jàngale sama biir da daan metti docteur bi daf ma daan laaj souvent ndax dama am ay problème ndax damay stressé ma ni ko déedéet wante bi ma xoolee ba xool gisoon naa ni que dama doon stressé bu baax a baax ndax dama doon toog di xalaat ndax man wàccoon naa ak gone yi. ce qu'il fallait. wax tey ci xalaatam moo ñu fexe ba jàngalekat gune nangu ñu ñambaas la lu ñuy wax sens de la responsabilité muy loo nga xamante ni seetlootuñu ko si jàngalekat yu bëri si xalaatam muy mbir wu ñu xeerlu. parce que bon la formation. ndaxte tàggat gi des na ay jàngalekat yu bëri yu nekkee ci classe yi tàggat gi bokkul ni ñu doon tàggatee ñeneen ñi. parce qu'elle était comme avant quoi. juróom-ñaari at la def ci classe yi balaa moo nekk secrétaire particulier wu jëwriñ yi ca màkkaanu jëwriñ wu ñu dénk wàllum njàng ak njàngale mi Aboubacry ngi xamle ni daana liggéey bés lëmb si jamonoy grève bi nga xamante ni amoon na ci atum 1988. loolu tamit c'est un peu difficile. cabinet bi liggéey bi yombutoon na liggéey nañu ci ay jamono daanaka bésum lëmb couvre-feu bi bu muy am nag dañu daan toog foofu ba ay 6 heures du matin gannaaw gi ñu déposé ndongo yi ndaxte couvre-feu la woon ay temps dañu doon wax ak ñoom foofu ba ay 1 heure du matin gannaaw gi dañ doon leen yóbbu pàccee leen. 1 heure du matin on était obligé de les ramener par groupe. tey jii daw na stress boobu. non stress bi. te même bu fekkee ni nam na crée bi Aboubacry Mamadou Niane ngi dund retraitam si jàmm ak njabootam nga xamante ni ñu nekkal lu si ëpp. Abdourahmane dafa ñu nataalub Aboubacry di ko jaajëfal leen mbokki ci teewlu bi lii moo yëkkati jotaay bi benn jotaay 18h45 lay doon ci kàllaamay wolof ngeen ci ànd ak Modou Mbacke Niang 19h45 ci kàllaamay ànd ak Khalifa Diakhaté ci biir la Total ak ki nga xam ne moo di Moustapha Gabar Diop xibaar yi di wéyandi ci www.emedia.sn ñu yendoo ak jàmm.